moo leen ko doon xamalee ca tàmbali gi tey nag seen bloc d'information ñoo ngi waxtaan ci lu jëm ci mbirub Grande Muraille Verte gi xam ne waxtaanam dellusiwaat na ca One Planet Summit bi ñu doon amal fan yile rek ñu waxaat nan la ñuy def ba gën a génne projet boobee garab yi génn ci suuf si nit ñi mën cee jëriñoo ñu am ci plateau bi nag ñaari gan sama ndeyjoor soxna Mariam Sow nekk PCA bu Liti Enda Tiers Monde maa ngi lay nuyu madame Sow. fay di kontaan ci invitation bi. ñu koy sant bu baax tamit docteur Oumar Diène moom nekk ab géographe spécialisé ci lépp lu jëm ci mbirub installation urbaine ziar naa la bu baax docteur. maa ngi lay fay Hassana. di la gërëm ci invitation bi nga ma defal fii ci plateau bi. alors docteur lu ñu war a waxtaanee mooy li jëm ci lii di Grande Muraille Verte ak la ca war a mën a jóge ndax du ñu yem ci loolu kese dinañ wax tamit ci lu jëm ci mbirub transition agroécologique ndax loolee la madame Sow waxtaanee moom ba mu jëlee kàddu ci One Planet Summit googee docteur déjà 2007 ba 2021 ay at yu bëri romb nañu ba léegi liiti Grande Muraille Verte bi ngir ñu jëmmal ko mu doon loo xam ne dafa xaw a jafe ba léegi fan la ñu war a mën a situer déjà responsabilité yi ba ñuy nekkati ci waxti ci waxaat saa su ne. jërëjëf Hassana maa ngi am kontante di bokk plateau bi ak sama maman Mariam Sow ma am mbégte lool dajawaat ak moom parce que liggéey ci at yi ñu génn taxoon na ma dem ba fa mu dëkk di gëti chantier daal di fay daje ak moom. muy jàmbaaru faq dëkk ni ñu koy waxee. ma koy ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko ci kanam. sa question bi am na solo. waaye pour man laata ñuy situer les responsabilités. bu ñu bëggee xam lu waral mu demee noonu dafay baax ñu wax d'abord lan mooy Grande Muraille Verte. Grande Muraille Verte benn xàll la boo xam ne bii Union africaine moo ko naaloon ci 2007. nga xam ne dafa war a départ fii ci Sénégal dem ba Djibouti. waaw sur 7800 kilomètres. loolu du caaxaan ñu ne aussi yaatuwaay ba. dana dem ba ci 15 kilomètres pour jox la benn tettal gis nga Cap Manuel bay jege Yoff mu ngi nekk à peu près 18 kilomètres donc loolu war a nekk yaatuwaay bi mu dem nag fii ba Djibouti loolu mu war a traverser fukki réew ak benn ci Sahel bi ensuite la xayma ba yépp la ko war a defar du war a jóge rek suñu poos ñun réew yi am na ci loo xam ne lii ci coopération décentralisée bi la war a jóge waaw yàlla def aussi ba ñu ko tàmbalee ba léegi c'est vrai parce que sur les 100 millions d'hectares yi nga xam ne moom la ñu waroon reboiser ci bande boobu ma wax yàlla def na 4% rek lañ siy defagul xam nga loolu tuuti na boo jëlee Sénégal li ko concerné sur les 850 000 hectares yu ñu war a defar 12 000 rek lañ ci def lu ko waral il faut ñu xam ne loolu du liggéey bu yomb parce que déjà zone bañ ko war a def c'est une zone sahélienne maanaam dafa nekk zone boo xam ne bii bu nga ko doon wax ci nasaraan dafa nekk zone bu répulsif climat bi ak temps bi muy def foofu neexut a liggéeyee parce que boo xoolee ISOET li ñuy wax ISOET les climatologues mooy ligne bi nga xam ne mooy wane moyenne taw yi foofu mu ngi toll en moyenne ci ay 372 millimètres par an te ñun ñëpp gis nañ ne at yi nga xam ne yëpp mooy at yi jàll avant même ñuy wax changement climatique doon na bari ay li ñuy wax ci nasaraan des moments de péjoration climatique mooy mu enchaîner ay at yu bari yoo xam ne yi alors taw ba du mel na mu war a mel loolu mooy ñëw déjà avant ñuy wax changement climatique yàlla def aussi changement climatique bi ñëw gën ko naxasal waaye am na question bu am solo boo xam ne bi jar na bàyyi xel fukki réew ak benn ñoo seex mbir moomu wax naa sànq ne sur les 100 millions de kilomètres de hectares yi ñu prévoiroon 4% lañ ci def te nee nañ li ci ëpp Éthiopie moo ko réalisé Éthiopie moo ci gën baax palmarès lu waral loolu fukki réew ak benn yi nga xam ne moom la projet bi war a concerner aussi il faut ñu xool ne sur le plan géopolitique ñoom ñëpp bokkuñu situation. ay jafe-jafe bëri na ci. waaw soxlawul ñuy xool fu sori. ñun Sénégal ay na jàmm am na jàmm ju ñu yàlla may mais boo demee Mali ñoom fi mu ne nii
malheureusement depuis quelques années ñu ngi dund ci fitna boo xam ne bii góob ne dana leen war a may ñu mën a jublu ci liggéey boobu. donc ay facteurs yu bari ñoo daje. waaw xam naa tout à l'heure dinañ ci gën a dugg en détail. lu jëm ci grande muraille verte bi laataa ñoo dugg ci yow. li la ëppal solo sax grande muraille verte bi ndax du bañ ko doon taxawal dañ ko taxawal noonu te taxawalul tamit loo xam ne dina mën a topp ci ginnaawam ti ko buux ti xool saytu gi moo tax mbir yi xaw a tagatémbe. bon defe naa ni ay réew bu ñu demee ba wax ni war nañu def lii par rapport ak suñu melokaanu réew mooy bekkoor beeg ñàkk garab yeeg ba war nañu def benn bande bu tol noonu naam kenn du weddi ni am na solo amal na réew yi solo mais loolu soo ko méngalee si dundinu nit ñi si dëkk yi si terroir yi ak bekkoor bi ni muy mettee donc da ngay wax ni naam li am na solo mais priorité bi par rapport ak la souveraineté alimentaire par rapport ak tey jur gi ni muy sonne par rapport ak ndand foy bi da ngay wax ni il faut que ñu def ko à 2 vitesses te beneen vitesse bi moo gën a war a yàgg mooy vitesse boo xamante ni dangay ànd ak d'abord ak baykat yi ci terroir bi ànd ak sàmmkat yi ci terroir bi delloo ci garab bi dëgg la war nañ ko mën a def reboisement en régie comme muraille verte mais tamit war nañ koo dugal delloo ci waat ko ci palaasam ci biir tool bi delloowaat palaasam ci biir kër gi ci suñu dundin donc ça veut dire que muraille verte je ne dis pas que ànduma ci ndax nécessité la mais je dis aussi que il faut que tamit que ñu gérer benn cohérence boo xamante ni mu wóor na ni tey bu ñu delloo ci waatul suñu xel ci suuf si ni muy demee ak ni muy sonnee ak bekkoor bi ni muy mettee delloowaat suuf si lu mu moom donc dugal agroécologie dugal garab ci suñu mbéy ak suñu doxalinu mbéy weddiwuma coppite du am mais dina yéex. donc madame su fekkee dama laa dégg bu baax dafa mel ne ñun ba ñuy tàmbali dañoo wax ne ci ay mbirub carbone lañ doon xalaat nu ñuy def ba defaraat poumon bi effet gaz de serre yeeg ñoom seen waaye dañoo fàtte dundal tamit ñoo xam ne ñoom ñooy dëkk ci bërëb yooyu loolu mooy li jiitu. xam nga effet de serre yi ñuy wax ak gaz yi ñuy wax. weddiwuma nun am nañ ci soxla nun ko mais tey sunu soxla en tout cas sunu priorité tey. mu ngi gën a jëm ci souveraineté alimentaire mooy maanaam mbéy mu naat mbéy mu sell mooy naka la ñuy def tamit ba teqale koog yenn doxalinu mbéy mi nga xamante ni dangay ratt suuf si bu mu jeex te doo ko delloo lu ko war naka la ñuy def ba suuf si nga xamante ni tool yi ni mu nekkee ni ndand foy te ñu xam ni jant bi nu mu say dalee day rey micro-organisme yi nga xamante ni moo war a dundal suuf si moo war a indi fertilité bi donc loolu il faut que ñu dellu siwaat liggéey si loolu bàyyi si xel mooy maanaam la vision agroécologique moo war a lal mbir mi en même temps si biir doxalin boobu ñuy mën nañu continuer muraille verte ndax muraille verte yooyu tamit su fekkoonte ni dafa doon traversé fi nga xamante ni fa la dëkk yi nekk suma xeet wi mooy sàmmkat yi fi ñu dëkk avec des forages yoo xamante ni garab gi day ànd ak seeni dundin du garab rek booy jëmbat di dem mais garab bi day ñëw ak ndox mi day ñëw daal di restaurer la dundinu cadre vie bi te fekk tamit garab yooyu weddiwuma mën nañu sax nii si ndand foy fu kenn dëkkul mais tamit nañu seet fi nga xamante ni nit ñi nga fa te dëkk nañ fa naka la ñuy def ba bu ñuy taxawal muraille verte day doon muraille bu verte bu ànd ak garab bu ànd ak mbéy bu ànd ak zone de pâturage donc ak ndox moo xamante ni dina tax
nit ñi nekk foofu. docteur li madame Sow wax lu am solo la dafa mel ne ñun maanaam ba ñuy wax mbirub Grande Muraille Verte est-ce que projet bi donc lu ñu mën a laaj mooy projet bi bañ koy taxawal ñun ñoo ko taxawal suñu bopp wala est-ce que dañ ñu ko taxawal pour ñun rek. xam nga dafa def ba mel ni ko xaw a imposer boppam. d'ailleurs baatu Muraille Verte en réalité lu ko indi genre métaphore la. xam nga objet premier. li nga xam ne moo tax a jóg projet bi mooy d'abord ñu arrêter avancée du désert. xam nga sànq nee naa leen boo xoolee ci zone Sahel boobu ñun ci li ñu concerne ñun Sénégal. wax naa sànq moyenne pluviométrie bi. loolu muy taw te taw yi dëkkul dafa tax désert bi di gën a avancer. te boo seetee peut-être suñu maman mën na ma confirmer loolu moom bi muy gën a féete ndaw foofu ni mu meloon ak diggante bi léegi soppeeku na bu baax. dafa gën a metti. alors léegi nag ñu ne donc Grande Muraille Verte bu ñëwee day mel ni genre barrière mais barrière bu verte. loolu moo indi baatu métaphore boobu ñu tuddee ko Grande Muraille Verte. mais nag du loolu rek moo ko tax jóg. lii mu wax ante naa ci parce que dañu bëgg Grande Muraille Verte boobu bu ñëwee xam nga dafay nekk benn genre biomasse. lu ñuy wax biomasse maanaam xeetu gàncax. bu dense boo xam ne bii dafay tax benn. érosion éolienne bi nga xam ne moo daan jógee ci désert bi avec l'harmattan par exemple bu ñëwee dafay gën a appauvrir les sols loolu mais bu Grande Muraille Verte bi ñëwee dafay tax érosion boobu effet bi mu doon am effet néfaste bi mu doon am ci sol yi dafay wàññeeku bu baax mais des na xam nga garab foo ko jëmbat am na les feuilles mortes yooyu di wadd yooyu buy wadd di décomposé wu dafay wax li ñuy wax humus dafay gën a renforcer qualité sol yi ma jox la benn tettal Sénégal mu ngi am en moyenne 3,4 millions d'hectares en termes de terre arable mooy suuf soo xam ne mën nañ ko bay. te gis nga lu étude wane li étude wane mooy que ni loolu ci xayma 2,5% moom lañ ciy faral di utiliser. ça veut dire que y a une sous-utilisation même du peu de terres arables yi nga xam ne. mais man docteur li ma bëgg maanaam. leerlu maanaam su ma la laajee ne la projet bi ñun lañ ko defaral. wala dañ ko defar pour àdduna bi yëpp mooy yenn saa yi suñuy wax ci Grande Muraille Verte. lu ci ëpp ci affaire écologie la ñuy wax ay affaire émission gaz effet de serre wala yeneen yu jëm ci mbirub avancée désert bi quelquefois rarement suñu mujjee yenn saa yi la ñu dogaa di wax ci retombées yu mën a am ci population bi alors que ne madame Sow fàttali na ko maanaam soo bëggee jaarale mbir mi fenn faw nga dimbale tamit ña fa nekk. foofu laa jëmoon. xam nga man dama gis ne ñun ci réew yu mel ni Sénégal li ñuy wax ci nasaraan la territorialisation des politiques de développement dafa des benn exemple lay jël pour firnde ko ci li mu wax. xam nga sànq nee na Grande Muraille Verte bi ni ñu ko dessiné am na couche yoo xam ne dafa mel ni bàyyiwuñu leen xel. loolu dama koy dëggal xam nga wax na sàmmkat yi. ñun fii Sahel. suñu mbokk yi di sàmm dafa am lu ñuy sàmmee dafa am lu ñuy wax aire de pâturage est-ce que designu Grande Muraille Verte est-ce que jël na en compte lu ñuy wax les aires de pâturage la mobilité des troupeaux à l'intérieur ak yi nga xam ne moo war a ànd ak moom am na beneen dimension mais suuf soosu muy traversé xam nga moom nee na moom li ko gënaloon sax mooy mu jaar ci dëkkuwaay yi ñu ànd ak moom mais suuf soosu muy traversé mais suuf la boo xam ne bii mais dafa am borom xam nga c'est simple nga dessiner nii benn plan c'est que ñun li ñu xaw a yàq ci suñuy liggéey dañuy subir niveau appropriation moo des moo waral mu mel ni ñun ay nit ñoo jóge fa li ñëw defal ñu ko appropriation pour man nag appropriation bi gën a wóor am nañu li ñuy wax ay communes ñu ngi leen di renforcer institutionnellement parlant mais nag renforcement institutionnel boobu dafa war a ànd ak capacité opérationnelle sur le terrain am na fi ay organisations yu mag yoo xam ne yi mën nañ nekk un répondant communautaire il y a des groupements à l'échelle des communautés yoo xam ne yi en termes de société civile mën nañu accueillir nekk répondant mais nag faut pas ñu leen di traiter à la périphérie da nga leen di jox seen gëdd ci projet bi. ñu bokk ci waxtaan gi lépp ngir exactement mais ñu bañ a nekk rek lu ñuy jël planifier fa li ñëw rek ayoo ne leen mu nekk genre suivisme bon koy suivre
bokkul ak nga nekk un élément actif bokk ci biir di liggéey ak ñoom. ci biirum Grande Muraille Verte boobu madame Sow bañ ci doon waxtaan ci One Summit Planet bi wax nañ ne dinañu génnewaat koppar gu bëri ay milliards dugalaat ko ci ndax bañ ko tàmbalee 2007 ba léegi ñoo ngi wax ay milliards mais dafay mel ne yenn saa yi day tasaaroo wala du ñu xam fu muy jaar yow ba nga jëlee kàddu ci kanamu kilifa ya li nga ci gën a dellusiwaat mooy lu jëm ci transition agroécologique. transition agroécologique ndax dafa nekk loo xam ne suñu taxawee ci mbirub Grande Muraille Verte bile ak njëriñ gi mu war a mën a jaar dañu war a xool tamit nu ñuy def ba transition boobu noonu ci bay bi ak nu ñu ko war a mën a bayee suuf si ñu mën ko mën a jëriñoo est-ce que daf ci am solo lool. bon xam nga man bi ma jëlee kàddu duñ ma ndax Sénégal am na loo xamante ni mu ngi fi lu am solo mooy dafa fekk depuis ay at bekkoor bi ñuy wax ni la ay kuréel comme ENDA séntu woon loolu jël les devant xamal population bi ak dirigeants yi attention nu ñuy doxalee sunu mbay nii ni ñuy jëfandikoo yenn produits yi ni ñuy buddee gàncax bi xam nga désert bi ñuy wax yépp désert bi yorul tànk désert bi c'est l'homme moo koy créer ndax bu ñuy wax désert ñu ngi xalaat Sahara mais fekk fii Bayax Njaay gii wetu Kayaar gii boo nekkee di gor di as ndox mi bu mu yàqu Sahara nga fale mais dangay créer désert ci sa wet donc nun ñoo ko créer par rapport ak sunu système de production doolee ko nag bekkoor bi ñëw dugg donc c'est ça la question léegi nag loolu bu ñu koy defaraat ala kulliyal communauté yi ak état bi ñoo war a ànd defar ko te loolu ay kuréelu baykat ay ONG ay chercheurs yi nga xamante ni ñi ngi fii ci Sénégal la recherche boo xamante ni nationale ak chercheurs yi nga xamante ni sax ñi ngi jógee bitim réew ñi ngi fi depuis ay at ñi ngi ci ànd di liggéey di sensibiliser di informer loolu laa leen xamal ba nga xamante ni fi mu nekk nii baykat yi ak ñoo ñëpp ànd nañu tëral benn dynamique bu ñuy naan la DITAIS la dynamique pour la transition agroécologique loolu laa leen doon xamal leen itamit en même temps que même bu dee wax la le président a dit que quinquennat bi agroécologie bokk na ci 5 axes yi bu tracé. est-ce que dina yomb transition agroécologique boobu ndax bañ koy tàmbali ci wax yéen ba ngeen ciy liggéey ak ñeneen nekk ci ba léegi xaw naa nekk luy tàmbalee yàgg waaye est-ce que baykat yi sénégalais yi taxaw nañu ak aussi est-ce que am na lu taxaw lu leen mën a jàppale ci ñu jógee ci agriculture bi ñu nekk bu traditionnel bi ngir mën a dem ci agroécologie boobu ngeen di wax. xam nga fi mu nekk nii li ma lay wax. résultat bu am solo bi ñu am. mooy tey baykat yi su ma jëlee organisation bu mel ni CNCR ma jël organisation bu mel ni FENAB la fédération des producteurs écologiques ma jël organisation bu mel ni bu doy ni SICODEV les consommateurs ma jëlaat yeneen i kuréel comme ISRA comme académie de sciences de recherche ñooñu ñëpp bu ñu demee ba jël prise de conscience ba def ci seen xel ko lii mënatul wéy il faut que ñu changer. C'est ça. Donc pour man l'espoir est permis te fi may wax ak yow am na ay dëkk ay kuréel yoo xamante ni ay béykat yoo xamante ni ñi ngi béy maintenant suñu plaidoyer mooy lan ko effectivement milliards yooyu ñuy tudd di dajale na jaar ci waxtaan balaa ngay tëral projet nañu seet ñooñu dee di liggéey ci terrain bi baykat yi lan mooy seen yitte surtout commune yi mu wax la décentralisation pour man commune bu taxawee dafa war am viabilité et c'est des communes qu'on le veuille ou non qui sont rurales yoo xamante ni mbay mi càmm gi li ñuy foree ci àll bi moo leen di dundal donc boo bàyyiwul xel si toppatoo commune yooyu defaral leen mbéy mu sax te bu ñuy béy tamit nga jaarale ko ci mbéy mi jaarale ko ci transformation bi jaarale ko ci marché bi te fekk tamit nit ñi bu ñu jaayee am njëg donc là
tu fais de l'agriculture un métier noble et tu crées de l'emploi et tu crées des richesses. xam nga tamit on a commencé à nous dire pays sous-développé. Après ñu avancé tuuti. ñu ni pays en voie de développement. léegi nag ñu dem ñu génneel nu beneen concept les pays émergents. Mais quand même nañu delluwaat ñu bañ a nax suñu bopp. C'est ça. ñu xam ni émergence boobu ñuy wax. nañu dellu ci terroir yi. les gens ñooñu fa nekk. c'est des scientifiques. c'est des réfléchis. ils ont vécu ndax tamit bekkoor bi ñu am dëgg la y'a la sécheresse mais am na ci loo xamante ni scientifiquement aussi les gens ont fait des erreurs. C'est ça. dugal engrais bi. bàyyi matière organique bi. dugal pesticides yi. ni leen ni nañu yaatal tool yi. buddi garab yi. dugal machine yi. donc la science a contribué. Les politiques internationales et nationales ont contribué à la détérioration de nos terroirs. est-ce que loolu nag léegi docteur est-ce que docteur loolu lépp su fi jaaree ba pare li mu wax maanaam politique yi nuñ ci taxawee woon est-ce que transition boobu dina nekk lu yomb ëllëg soo bëggaatee ñëw ci population boobu te la wax ne la il faut que ñu changer waa jóge ci taxawaay gi alors jóge ci taxaw dem ci beneen taxawaay alors que ñoom peut-être am nañ benn assise ba pare. waaw dafay dugal changement de comportement. mais changement de comportement yi mu ngi war a jóge ci pouvoir public yi d'abord maanaam ñu gën a jox gëdd ñi nekk à la base. parce que wax na ko léegi. parce que boo jëlee am na fi boo jëlee lu mel ni barax bi nekk fële ci au nord barax bi envahir le fleuve Sénégal. xam nga lu ko fi dugal. am na ñu wax ne am na ay spéculation yu ñu fi doon essayer. et que conséquences yi dafay judd ci noonu. c'est-à-dire dañu dul bàyyi xel suffisamment ñi nekk à la base te wax na ko c'est-à-dire am na lu UNESCO di tuddee valoriser le savoir-faire local maanaam gox ya ngeen di dem naam soriwuñu ci jàng ci wàllu école. nasaraan waaye nag ay la yeewoon am nañu xam-xam bu wér boo xam ne bii soo leen mayee occasion bu ñu ko waxee danañ la wan yoon wi. xam nga parce que am na ay techniques yoo xam ne yi bi ñu dugalee agriculture intensive. surutilisation des engrais mais ci la gàncax gi commencé yàqu suuf yi daal dee sonn mais bu jëkkoon dëkku cosaan boo dem. mais léegi est-ce que dina yomb man parce que li ñu dese ci ay simili bëreetul est-ce que dina doon lu yomb ñu jógee ci loolu ngir ma demaat foofu te ci nga tënkal ma ko rek s'il te plaît. du yomb. du yomb bi laa la bëggoon indil lu ko waral. du yomb parce que dafa laaj changement de comportement. te nee naa ci kaw lay dëkki d'abord. ñi nga xam ne ñooy gouverner mais ñi nekk à la base aussi il faut ñu def effort. maanaam bët bi ñu doon xoolee ñii di ñëw ku nekk def effort. ñu xoolante ci bët boo xam ne bi mooy dans le sens ñu war a ànd liggéey. wax naa ko sànq dama ne du kuy jiitu keneen ki topp ci moromam. muy état di population bi mais comme ni mu ko waxee dañu war a ànd liggéey. ànd liggéey nag mooy ki ngay àndal. est-ce que loolu du amul politique bu ko war a lal ba noppi ngir ñu mën a avancer. moom laa la wax moo tax ma ne changement de comportement yi mu ngi jëkk d'abord ci ñi yore pouvoir bi d'abord. ñi nga xam ne ñoom ñoo yore institution yi. bu ñuy xoolati ñii ne ci dëkku àll yi. nañu changer bët bi ñu leen di xoolee. nañ leen parce que en même temps que ñu ne dañu bëgg commune yu am doole. ñëkk a dëkkee nekk ci àll bi surtout. foog waaw ñu jox leen gëdd. ndax ay intellectuel la ñu waaw waaw bu ko defee ñoom aussi voilà Madame Sow li luñ deseti ay bëreetul agroécologie transition boobu noonu est-ce que dina doon lu yomb par rapport ak politique yi fi nekk ndax dañ koy wax yenn saay président léegi moo ngi wax il faut que ñu def ay agropole ak yeneen yu ci mel mais est-ce que nekk na loo xam ne ay ci ay wax la war a yem lan moo ci war a topp. xam nga lu tax ma ni la. en tout cas tey fi ma toll. am naa yaakaar lu tax ma am yaakaar mooy c'est le fait que ma gis baykat yi ci seen bopp ci seen terroir ñoom ci seen wàllu bopp benn ñi ngi téye ci seen ressource fondamentale mooy seen suuf. yéen ñëpp gis ngeen ni tey baykat bu ñu laal suufam nga suma suuf du dem. donc déjà y a une prise de conscience. ci fànn woowu beneen bi mooy nee naa la. les associations les plus fortes li tax tey ñuy wax baykat. su ma jëlee kuréel bu mel ni CNCR. xar na tànku tubéyam pour reprendre pour continuer l'agroécologie parce que les exploitations familiales yi ñuy wax. c'est déjà tout ce qui est dedans c'est de l'agroécologie. mbéy mu sell boo xamante ni léegi mu des nguur gi ndax léegi nag voilà léegi mu des nguur gi parce que financement beeg yeneen yi ci ñoom la ñuy nguur gi si boppam tamit. dynamique bi ma lay wax. ñi ngi si Macky bi mu waxee loolu ba pare. bàyyiwuñu ko mu dem de. du ñoo dem dajale ko. sillonner tout le Sénégal. avec baykat yi. ñu génnee un document sur de contribution.
sur la transition agroécologique. Oui. Document boobu ñi ngi wax ministre de l'agriculture, on est en négociation avec lui pour ñu am cadre de concertation naka luñ koy dugalee ci politique nationale. Ouais. Par A ou plus B. C'est incontournable. Covid bi déjà yéen Ouais. on a tué toute la biodiversité. Ouais. Donc agroécologie elle est incontournable, il faut qu'on change de paradigme. D'accord. Voilà. ñu koy sant bu baax di ko gërëm docteur dafa am un dernier mot rek ci ay lu tuuti rek 30 secondes rek parce que waa journal bi ñu ngi may xaar. waaw c'est-à-dire mënuñu woon tëj débat bi te duñu évoquer xalaat boobu chef de l'État yay yëkkati fu mu waxee ne dootuñu joxati titre foncier ci suuf si nga xam ne pour bay la. waaw loolu Merci. loolu aussi dañ ko war a gën a gas Oui. Merci. c'est-à-dire moom daf na war a garam xam nga aussi quand un chef de l'État xàlle yoon dañ ko war a gas nag loolu dinañ ci def jërëjëf merci Bay ma sànni waa journal dinañ ko doon waa waaw journal. Président foofu moom ñoo ànd mais avec la concrétisation que le foncier rural, le foncier pastoral, le foncier agricole Oui. kenn du ko titre foncier ñu koy bazarder nañu sàmm nag titre foncier yi ci suuf Oui. bu ko kenn def sous la bu table. ko kenn jaayande ci suuf Merci beaucoup. ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci plaidoyer boobee madame Marième Sow nekk njiital PCA foofee ca ENDA Tiers Monde ak kii di docteur Oumar Diène nekk ab urbaniste géographe moom tamit ñu doon waxtaanee ci lu jëm ci grande muraille verte bi lan la war a mën a andil coppite ci dundunu sénégalais ak tamit lu jëm ci transition agroécologique boobee xam ne njiitu réew mi wax na ko waa ENDA ak yeneen yi kuréel taxawte ci xeex ngir lépp loo xam ne population da nga nekk ci suuf nga mën a gis sa bopp ci li ñuy def ci biir réew mi surtout nag ci lu jëm ci mbirub mbay meeg suuf si mbokk yi li mooy lañ leen andiloon ci digg bi léegi le journal en français sera avec Adam Anouchkaba pour le 19:45 merci.